jërëjëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñëwaan mbégte ànd ak yéen fii ci jumaay Manaarul Huda ci fukki fan yu mujj ci biir weeru koor di ci ànd ak ay borom yi xam-xam fas yéene seq ak yéen ay waxtaan di université Maoul Hayaat bi Ramadan première édition mbokk yi ki ñu dalal tey mooy Serigne Mame Cheikh Diagne ñu war a waxtaane lu aju ci wàllu terrorisme ci àdduna ndax mënees na koo lëkkale ak diine l'islam wala déet ñiy def acte terroriste ñooñu ndax ay jullit lañ wala déet lan mooy seen bëgg-bëgg lan mooy seen mëbët ak fi nga xamante ne yóbbu nañ fa àdduna loolee ndax dafa dëppoo ak njàngalem lislaam ngir waxtaane loolu nag ñu dalal Serigne Mame Cheikh Diagne di sunu mbokkum jullit di sunu mbokkum taalibe jànge fii ci Sénégal ba am fi baccalauréat ginnaaw bi ci la dem France wéyal am njàngam ak Angleterre am fa master en finance ci dëkk bu ñu naan Angleterre jamono ji ñuy wax ak yéen mi ngi liggéey ci wàllu finance ci Angleterre nekk jëwriñu sëriñ bi foofu ci Angleterre liggéeyam nag mooy contrôleur finance mooy ñi nga xam ne ñooy contrôler wàllu finance yi ci lay liggéey. boobaak léegi mbokk yi jot nañ fi dalal ay boroomi xam-xam yu mag ñu tàmbali ko ak sëriñ Ahmadou Dame Sarr mu waxtaanee ñu lu jëm ci wàllu alquran fan la sosoo ak nan la tasaaroo ci kaw suuf. ba waxtaan boobu sax fi mu ne nii ñuy wax ak yéen mi ngi ci site internet bi sànq rek am na ku ma woy Italie di ko rafetlu. ñu dalal fi Serigne Modiane Faye mu waxtaanal ñu jeexitalu koor ci wér gu yaram biñ ci noppee ñu dalal Serigne Baye Cheikh Mbow mu waxtaanal ñu ci diggante islam ak jeunesse dalal nañ fi itam Serigne Ousmane Dieng mu waxtaanal ñu ci wàllu dimbalante ak bennoo ci l'islam dalal nañ fi Serigne Omar Diouf mu waxtaanal ñu ci lan mooy xaqiqa dalal nañ fi Serigne Mouhamadou Lamine Bara Ba mu waxtaanal ñu ci islam fan la sosoo ak nu mu def ba tasaaroo ci kaw suuf dalal nañ fi Serigne Cheikh Mabey Seck mu waxtaanal ñu ci atteb doomu aadama yi ndax dafa gën a sedd atteb suñu borom dalal nañ fi docteur Latir Ndiaye mu waxtaanal ñu ci wàllu diine ak liggéey ñu dalal nag Serigne Mame Cheikh Diagne incha allah war a dalal buñ ci noppee Serigne Mouhamadou Ngom ak Serigne Cheikh Yahya Sy Serigne Mame Cheikh Diagne ñu lay nuyu di la sant di la gërëm ci sa teewaay li ko yëkkati rek jóge Angleterre ba Sénégal moom mooy cant gi nga xam ne sëriñ bi mi ngi koy def at mu jot muy ñëw di ko ànd ak moom ak mbokki taalibe yi yenn naat yi nekk ci bitim réew ñëw di ko ànd ak moom ndax solo su mu am kon ñu dalal ko te tàmbali waxtaan wi incha allah xam leen ne nag itam jàngaleem sëriñ bi dafa tasaaroo ci kaw suuf du rek ñun ñuy toog dégg wolof ñun ñoo koy topp am na sunu ay mbokk yoo xam ne xëy na ci kàllaamay anglais ci lañ koy toppee ba tax na moom waxtaanam dina ko def ci ñaari kàllaamay wolof waaye itam dina ci def ci kàllaamay anglais ngir sunu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew te dégguñu kàllaamay wolof comme Serigne Mame Cheikh asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi tàmbalee suñu kàddu ci sant suñu borom moom mi nga xam ne moo ñu mayoon ñu fekkee jotaay bi daaw fekkee ko ren te diñ koy ñaan mu dimbalee ñu saa su ne rek ñu fi mën a teew di ko ànd ak yéen ba keroog ñu koy wuyu ji di siyaar suñu sang bi Cheikh Amadou Mbacké Maoul Hayaat te di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér lépp lu mu fas yéene liggéey ci toolu lislaam maanaam suñu boom defal ko ci lu kawe njortam te di siyaare mbokk taal bi fi teew yëpp waaw suñu temu tey bi nag maanaam islam ak terrorisme maa ngi tàmbalee par xëy na jégalu ndaxte xam-xam bi moom ak xel bi matewu ko maanaam xëy na def nañ ci une réflexion ak des recherches maanaam dinañ xëy na aborder sujet bi ci benn angle waaye du sujet bu vaste la mun nañ ko aborder sous plusieurs angles donc may sàkku si jataay bi rek maanaam lépp luñ fi wax rek lu jubadi wala lu erreur rek wala lu ñu couvrirul rek maanaam ngeen dolli ñu
te tamit rectifier maanaam jumte yi ci mën a am waaw. kon maanaam sujet bi dafa nekk sujet boo xam ne c'est vraiment sujet d'actualité la, dans le sens que maanaam bu ñu demee rek déjà bu ñu demee ba yëg ne war nañ waxtaanee islam ak terrorisme rek maanaam mooy vraiment problème am na. parce que islam ak terrorisme c'est deux choses yoo xam ne waruñu woon mën a dem ba di leen lëkkale ndaxte bokkul. donc bu ñu demee rek ba yëg ne fi mu ne nii war nañ ko waxtaanee mooy vraiment am na càmbar bu ñu war a def, am na vraiment loo xam ne war nañ ko seetaat def benn analyse xool ba xam mbir yi fi mu ne nii nan la tool ak ndax waruñu réorienter waat suñu bopp ñun. donc parce que boo demee da ngay gis ne c'est rare ngay dégg ay religion ñu naan par exemple bouddhisme ak terrorisme, wala ñu naan confucianisme ak terrorisme, ndaxte nit ñi seen mentalité ñoom ni ñu déggee associé wuñu terrorisme ak religion yooyu. donc da ngay gis ne bu ñu demee ba di waxtaan ci lu mel nii rek mooy perception am na ci diine l'islam, am na nuñ ko déggee ñi nekk ci biir l'islam am na nuñ ko déggee, waaye ñi nekkul jullit aussi am na nu ñu déggee l'islam. donc mu nekk sujet boo xam ne man dama jàpp ne ñun ñëpp fi mu ne nii ñoo ci war a bàyyi xel, ndaxte nekkul benn affaire boo xam ne dafa isolé. ndaxte képp kuy jullit rek fi mu ne nii te nga am njaboot wala te nga am kenn ku aju ci yow muy frère muy sœur, nekk na loo xam ne war nañ ci bàyyi xel lool te di ko topp. ndaxte dañu nekk benn maintenant ci li ñuy wax village planétaire, te village planétaire boobu maanaam léegi mel na ni même boo tëjee sa doom ne du génn daanaka yàqu-yàqu bi gën a bon mun na ko fekk ci biir kër gi di jaaree ci internet. moo tax te loolu noonu personne maanaam kenn ñëpp la mën a atteindre fi mu ne nii, ndaxte da ngay gis fële na la Europe mu nekk phénomène bu xew léegi ne nit ki dañuy gis seen doom mu jékki-jékki rek nekk woon ku religieux noonu jékki-jékki rek commencé farlu, ñëpp dañ naan ba lii de lu baax la, waaye jékki-jékki rek bu ñu ci tegee ab diir gis ne kii de moom léegi non seulement commencé na farlu mais daal mi ngi indi maanaam ay jikko wala ay wax yoo xam ne maanaam mëngoowul ak ñun li ñuy xam ci l'islam. ba sax am na ci ñoo xam ne dañuy jóge Europe bàyyi lépp bàyyi seen parents daal dem ci dëkk yi Irak wala Syrie maanaam di naan dañuy xeexal état islamique. donc da ngay gis ne loolu noonu dafa nekk loo xam ne potentiellement mun na toucher képp ku mu mën a doon. donc dafa nekk sujet boo xam ne képp kuy jullit ci kaw suuf rek fi mu ne nii war nga ci di ci bàyyi xel, di ci bàyyi xel sa njaboot, di ci bàyyi xel tamit képp koo xam. te donc da ngay gis ne tamit loolu noonu ci biir jullit ñi, mais tamit da ngay gis ne maanaam dafay am benn perception boo xam ne ñi nekkul jullit ak li ñuy gis muy xew ci àdduna bi ci dëkki jullit ñi ak ñooñu noonu mouvement islamique yooyu li ñuy def, ñoo tamit maintenant dañuy commencer di am vraiment benn perception bu négative de l'islam. et c'est quelque chose boo xam ne dafa dommage loolu, ndaxte islam mooy diine ji nga xam ne moom la nangu fa yàlla. donc mooy yoon bi nga xam ne nit ñi moom la ñu war a topp, maanaam mooy enseignement yi nga xam ne moom la ñu war a topp maanaam pour am pour texe ëllëg maanaam bu ñu dajee suñu borom. donc dañuy gis ne bu ñu loo islam nga xam ne mooy vraiment moyen bi nga xam ne moom la jaam yi mën a jàpp wala topp ko ba sauver, mais léegi nit ñi ëllëg ko ñu dem di ko xëy na di ko gëstu, waaye dañuy am maintenant une perception qui est assez négative. donc muy ñun ñi jullit ñi muy tamit une autre raison pour tamit di pencher wu ci question yi pour ñun xool nan lañ mën a def pour changer maintenant perception boobu, ndaxte pour que nit ñi maanaam mën a jëriñu. parce que boo xoolee sax jot naa fi maanaam xool ay yenn statistiques nga gis ne États-Unis par exemple gars yi bañ amoon ay kii yu ñu defoon maanaam ay analyses yoo xam ne dañ ko defoon, et ils sont rendus compte am na lu ñuy wax naa hate crime moom mooy genre ay agression yoo xam ne wala ay crimes yoo xam ne maanaam c'est motivé par maanaam nit ki lu mu gëm
wala par exemple nit ki nu muy dundee donc loolu la ñuy wax maanaam hate crime dafa nekk ay crimes yoo xam ne wala ay offenses yoo xam ne nit ki da koy def waaye la ko lal c'est parce que ki mu koy def kooku noonu dafa am nu muy dundee wala dafa am nu mu gëm léegi nag ils se sont rendu compte que ne 2014 par exemple que ne hate crime bi dafa wàcc dafa réduire de 10% waaye hate crime jëmale ko ci jullit ñi dafa yéeg de 14%. nga xam ne donc yaa ngi gis kon maanaam perception négative de nit ñi bi ñu am ci l'islam ni muy mën a feeñee ci genre études yooyu di gars yi di def ba pare da ngay gis ne ñu ne 50% de américains yi ñoom dañoo jàpp que ne musulmans yi ils ont des valeurs anti-américaines. donc nga xam ne c'est vraiment benn sujet d'actualité boo xam ne ñun ñëpp vraiment war nañ ci di bàyyi xel te di ko càmbar te di ko xool bu baax nan lañ ci war a doxee. donc première partie bi fii nii damaa bëggoon rek maanaam xëy na discuter maintenant ñaari termes yooyu ba pare xëy na joxe ci réponse parce que dafa nekk loo xam ne réponse bu leer la ci jullit bi que ne islam du terroriste du ak terrorisme maanaam c'est deux choses différentes bokkul sax amuñu sax maanaam lu ñuy mën a loo leen di mën a bokkale. donc loolu noonu la ñu vraiment bëgg xëy na aborder ci mais ni ñu ci bëggee xëy na indi réponse moom mooy d'abord définir maanaam islam lan la ak li ko tax a jóg ndaxte maanaam boo seetee sax ba ci mot bi ci boppam maanaam islam am na ñoo xam ne ñi ngi naan ci salaam la jóge muy paix waaye am na ci am ñi ngi naan ci aslam la jóge aslamtu comme naan aslamtu nafsi maanaam soumission. donc dangay xool ne te boo xoolee ñaari mots yooyu sax maanaam boo seetee dàqoowul ndaxte am na nu ñu booloo ndaxte boo defee soumission totale maanaam ci sa borom foofu nag ngay amee li ñuy wax paix. donc boo seetee ñaari termes yooyu noonu ñi nga xam ne ñi ngi naan islam moo islam ci yooyu noonu la askantale ñaari yooyu boo leen boolee wooy sax da ngay xam ne amul contradiction ndaxte bii nii bu soumission totale amee rek paix intérieure daf paix nit ki dafay daal di yëg jàmm bu nanguwee dogal suñu boobu dëgg nangu rek ci lépp lu muy def rek maanaam loolu noonu dafay jur jàmm boo xam ne moom da koy dund ci kaw suuf. donc léegi islam boobu noonu maanaam suñu borom ba mu bindee jaam yi indi leen ci kaw suuf dafa indi benn code de conduite wala benn code de vie boo xam ne moom la ñu war a topp te muy doon l'islam te islam boobu noonu maanaam dafay régler maanaam ñaari type de relation yi jëmm ji mën a am ci kaw suuf maanaam parce que nit ki dafay am relation digganteem ak boroomam am relation digganteem ak ay moroomam donc islam boo seetee moom relation diggante ak boroomam da koy wax maanaam nan la ci war a doxee maanaam kennal ko te di ko jaamu maanaam te sellal jaamin bi ci tënk rek léegi code de conduite boobu ci digganteem ak boroomam bu ko jaam bi maanaam defee na mu waree dafay am lu mu koy jural muy doon jikko ju rafet maanaam boo xoolee di naan julli dafay dàq ay ñaawteef donc da nga gis ne jaamu yàlla yi muy def yépp loolu noonu li mu koy jural maanaam mooy jikko ju rafet léegi jikko ju rafet boobu nag moo koy aider pour que mu mën a aussi manager maanaam deuxième relation horizontale boobu noonu nga xam ne moom lay am ci digganteem ak nit ñi. léegi digganteem ak nit ñi boo dee seen nit ki saa ñu ko bindee bu ñëwee ci kaw suuf rek automatiquement am na ay rôle yu mu war a jouer moom sans mu tànn ko rek déjà am na ay rôle yoo xam ne forcément da ko nar a jouer ci kaw suuf ci société bi loo xam ne day automatiquement boo see liiree maanaam livre sëñ Baye Farib sax mi ngi ciy junj mi ngi ciy expliquer lu mel noonu maanaam société li ko tënk parce que nit ki bu ñëwee ci kaw suuf rek rôle yi muy jouer bokk na ci maanaam doom xam nga day doon am na ñu koy jur day am way jur donc moom déjà day am rôle war a jouer li ñuy wax rôle doom parce que doom la doomu kenn la doom wala doomu ñaari way jur la dafay aussi jouer automatiquement day fay am rôle jabar wala rôle jëkkër parce que bu demee ba màgg dina doon jabaru kenn wala dina doon jëkkëru kenn dina aussi jouer li ñuy wax rôle xëy na voisin ndaxte dina dëkk ci kër te dina nekk aussi voisin jàmbur wala voisinu jàmbur dina aussi jouer rôle parent parce que mi ngi aspirer pour am ay doom donc dina am aussi rôle parent dina jouer aussi rôle maanaam employé
wala employeur ndaxte dina bëgg liggéey dina bëgg di xidma de soit dina employé ay nit wala dina employé ay nit maanaam dina nekk employé benn nit mais dina aussi jouer benn rôle en tant que membre de la communauté wala en tant que membre maanaam ci dëkkam am na rôle aussi wala benn taxawaay bu muy jouer donc da ngay gis ne nit ki ci dundam rek automatiquement suñu borom da koo roof ay rôle yoo xam ne par force mënu cee bañ dara yooyu noonu da koy jouer léegi l'islam deuxième relation boobu moom moo lay wax ne la kooke comme rôle yi maanaam sas nañ la ko te faaw nga jouer ko léegi dañ lay wax naka ngay def maanaam pour que rôle yooyu rek noo ca def bu ci ñëw rek mu daal di rafet donc da ngay gis ne maanaam bu dee doom da lay wax ne la di nga doom kenn ko donc say waajur nii nga leen war a traité bu dee yow soxna wala borom kër nga bu dee sa soxna nii nga war a jàppee sa borom kër nii nga war a jàppee sa soxna wala boo amee say doom nii nga leen war a yaree bu fekkee sa dëkkandoo nii nga leen war a traité bu dee maanaam barab ba ngay liggéey quoi nii nga war a fonkee liggéey wala yow boo amee ñu lay liggéey tam nii nga leen war a fonkee nii nga leen war a jàppee wala yow tam sa taxawaay sax ci société dafa lay wax tamit yow nii nga war a taxawee ci société donc dañuy gis ne islam dafa nekk religion boo xam ne dafa complet donc ñaari type de relation yooyu noonu muy relation horizontale bi maanaam ak relation verticale bi digganteem ak boromam ak relation horizontale bi digganteem ak moromam maanaam loolu noonu loolu noonu vraiment lay focaliser wu nga xam ne day fexe ba digganteem ak boromam jàmm am waaye digganteem ak ay moromam aussi jàmm am donc dañuy gis ne kon l'islam stabilité sociale dafa nekk ci loo xam ne mooy doon résultat maanaam bu fekkee jëfee nañ dëgg l'islam maanaam te boo seetee sax maanaam man ci sama jàngatu bopp maanaam boo seetee maanaam waxtaanu sëñ bi sax maanaam yu ci bëri maanaam boo seetee boo ko doon tënk boo seetee ñaari tomb yooyu lay doon toujours sëñ bi maanaam da lay soññ sa digganteeg sa borom ni ñu ko war a jàppee ni ñu ko war a kennalee ak tawhid bi ñu war a am dëgg ci suñu digganteeg suñu borom ak tamit pakk yi maanaam yow mii di dox jëm ci yoonu yàlla tamit pakk yi fa nekk donc nooy mën a éviter pakk yooyu ba nga xam ne yow sa relation di nga mën a dund dëgg suñu borom donc boo seetee mooy premier aspect boo doon tënk xëy na waxtaanu ku tedd gi premier aspect deuxième aspect bi boo dee seet toujours sëñ bi tamit daf ñuy soññ ci jikko ju rafet mooy naka ngay mën a jëflantee ak say mbokk doomu say mbokki nit maanaam ci kaw suuf donc boo dee seet sax maanaam waxtaanu sëñ bi boo koy topp wi ci nekk boo dee seet ñaari relation yooyu toujours rek lay focaliser wu sa digganteeg sa borom ak sa digganteeg say morom donc loolu boo dee seet mooy maanaam l'islam bu ñu ko doon tënk xëy na li ko tax a jóg comme on est un peu poussé par le temps maanaam dañuy xaw a tënk rek avancé maanaam boo dee seet buñ doon maintenant dem ci beneen wàll bi buñ nee terrorisme maanaam li njëkk a ñëw si suñu xel maanaam mooy jihaad donc gars yi jihaad dafay nekk loo xam ne buñ nee terrorisme rek mooy njëkk a ñëw ci suñu xel léegi jihaad boobu nag maanaam bu ñu xoolee maanaam l'islam boo seetee liñ ci parce que dafay boo xoolee bu ñu indee maanaam benn xadis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba gars yi saxaaba yi jógee xare maanaam mu naan leen jóge nañ ci jihaad ju ndaw ji jëm ci jihaad ju mag ji donc te jihaad ju mag ji maanaam bañ ko laajee mu won leen ne leen mooy jihaadu nafs donc buñ nee jihaad maanaam ñu bëri maanaam dañuy jàpp bomb yeeg kii mais jihaad bi dëgg jihaad mooy jihaadu nafs te loolu boo xoolee xëy na ci l'islam boo xoolee maanaam enseignement islam di nga gis ne jihaadu nafs mooy dëggi mbir mi te parce que boo xoolee même ba sax ba ci maanaam li ñuy wax naan innamal a'malu binniyat maanaam jëf yëpp dañ leen di àtte maanaam ci yéene ga te yéene maanaam ci xol lay doon ci xol lay nekk donc bu nit ki maanaam dafa war a jihaad ba xolam set dëgg set mu am foofu dëgg jikko ju rafet donc dangay gis ne bu yéene sellee maanaam jëf sell suñ borom nangu jëf ji
waaye bu xol sellee yéene sell, parce que yéene ci xol lay jóge, bu xol sellee yéene sell, jëf sell. waaye bu xol sellul yéene du sell te jëf ji du sell. donc da ngay xool ne ba ci loolu sax gis nga jihaad bi ñuy jàpp naan jihaad bi reyante, benn waaye mun na ñëw jàmbaar lool, mën a xeex lool, ñëw jàmbaare lool ci xare bi, waaye fekk moom intention bi mu demee ci xare bi moo doon bu ñu paree bu ñu gañee rek lan laa ciy mën a am yóbbu ci sama kër. donc da ngay gis ne kooku noonu boo gisee mi ngi jihaad ci biti, waaye vie moom deful jihaadu nafs maam ci biir xolam ba mu leer ko ne fi mu ne nii mi ngi dem ci xare, suñu borom kawel baatu yàlla rek ko tax a jóg, amul daray àdduna lu tax ci xolam, maanaam moom mun nga ko gis muy xeex nii ci xare bi jàmbaari ci loolu, waaye fii ak pas-pasam doo gisee ne pas-pasam seetlul. donc dañuy gis ne comme deful travail boobu noonu ci jihaadu nafs ci boppam, loolu dañuy gis ne bu nekk jihaad bële sax maanaam dootul mënati amati njëriñ, parce que suñu borom du mënati xool loolu ndaxte xam na ne pas-pas bi ko lal seetlul. donc dañuy gis ne jihaadu nafs boobu maanaam jihaad bu ñu ko nee dëgg jihaad maanaam mooy jihaadu nafs, ndaxte mooy bi ci gën a am solo te mooy bi nga xam ne mooy à la base de lépp. donc da ngay gis ne maanaam buñ nee maanaam kawel baatu yàlla, man xëy na dégg bi ma ci am maanaam du lenn lu dul maanaam baatu bakkan suufe, baatu bànneex suufe, baatu seytaane suufe ak baatu àdduna suufe. ndaxte nit ki pour mu am jikko ju rafet, jihaadu nafs boobu dafay am lu koy gàllankoor maanaam ci jihaadu nafs boobu muy bakkan, bànneex, seytaane ak àdduna. donc bu ñu nee baatu yàlla kawe moom mooy vraiment baat yooyu yëpp ci suuf maanaam daal di suufe, nga xam ne baat yooyu nag bu suufee rek maanaam nga xam ne baatu yàlla rek mooy doon kawe. parce que man dama jàpp ne bu dee définition bu simple rek ci nitu yàlla, pour man nitu yàlla mooy xëy na gars yi buñ ñëw xalaat ay baat yi ñu xóot ak yooyu, mais man pour man de manière simple nitu yàlla moom mooy nit boo xam ne bakkan tënkatu ko, bànneex tënkatu ko, seytaane tënkatu ko, àdduna tënkatu ko. kooku noonu moom yàlla rek am ci moom wàll. kon kooku maanaam donc nit ñi boo dee seet donc yooyu noonu vraiment moom mooy vraiment li nga xam ne maanaam mooy étape yi nga xam ne maanaam mooy ñeenti noonu yi nga xam ne maanaam nit ki war na jihaad jëmale ci ñoom ngir ñaari relation yooyu ma junjoon mën a rafet dëgg-dëgg rafet. te boo seetee sax du doon rek maanaam ci lislaam, waaye dama jàpp ne àdduna bi yëpp sax ñoo war a jihaadu nafs, ndaxte boo seetee coow yi, guerre yeeg même maanaam xuloo yi ci biir kër yeeg maanaam fitna yi nekk ci koñ bi wala fitna yi nekk ci diggante waajur ak doom, fitna yi gis ci àdduna bi yëpp, wala muy guerre wala muy au niveau même micro de la société, maanaam da ngay gis ne du lenn lu dul nit ñi seen bakkan ak seen bànneex ak seytaane ak àdduna moo leen not rek. donc day gis ne ñeent yooyu noonu moom mooy li nga xam ne bu dee terrorisme wala violence dëgg, loolu noonu moo koy indi ci kaw suuf. donc da ngay gis ne maanaam waaw xam naa comme dañuy tënk rek léegi boo xoolee kon nga gis ne maanaam jihaad liñ ci jublu mooy jihaadu nafs dëgg-dëgg. te l'islam amul maanaam lu ñuy wax naan violence ci moom, maanaam amul enseignement de violence. islam c'est vraiment jikko ju rafet bi nga xam ne mooy tax sa digganteeg sa borom rafet, mooy tax sa digganteeg sa morom rafet. baatu jihaad bu ñëwee ci l'islam moom mooy juste élément yi nga xam ne mooy jàmmaarloo bi nga war a jàmmaarloo ak noon yooyu noonu nga xam ne ñoo lay maanaam tere wala ñoo lay gàllankoor ci nga am jikko ju rafet dëgg rafet. donc buñ ko doon tënk maanaam xëy na ci loolu léegi buñ doon xëy na ñëw ci wàllu maanaam solution yi man dama jàpp ne maanaam toujours rek li ci te loolu bokk na ci crise yi nga xam ne mooy nekk vraiment lu moo tax l'islam maanaam ñu koy gisee yenn bët yi mooy leadership. fi mu ne nii maanaam leadership maanaam la ñu manqué dëgg-dëgg maanaam ci l'islam.
maanaam parce que boo seetee te man leadership xëy na li ñu ko jàppee mooy maanaam suñ borom ci alxuraan bu ne wa yuallimuhumul kitaaba wal hikma wa yuzakkihim maanaam jàngal la maanaam téere suñu borom bi jàngal la xikma waaye man pour man li manqué dëgg mooy yuzakkihim boobu noonu purifier nit ñi. mun nga gis leader yoo xam ne maanaam dañu fi nekk waaw xëy na jàngale téere xikma waaye yuzakkihim kàttanu maanaam purifier nit ñi maanaam ci seen jikko yu ñaaw loolu noonu maanaam mooy li manqué dëgg. parce que boo gisee islam bu la indi moom loolu noonu aaya boobu noonu wax léegi moo lay indil xëy na tënkal la critères yi nga xam ne képp ku ñuy wax leader rek ci diine maanaam yow war nga am critères yooyu te da ngay gis ne yuzakkihim boobu noonu mooy li manqué dëgg ci jamono ji. donc loolu noonu nag ni mu manqué c'est-à-dire que kon day tax kon leader loolu li muy conséquence bi mooy doon leader bi dootul nekk leader bu mat. donc leader boobu noonu ci ay choix wam il sera impacté par des intérêts ay intérêt mooy tax maanaam buy def benn choix yàlla dootul tax wala totalement yàlla dootul tax yent bi dootul tax wala njub dootul tax day xool ay intérêt lu méngoo bakkan lu méngoo bànneex maanaam lu méngoo maanaam li mu bëgg daal ak agenda bi mu am personnel boo xam ne moom la bëgg a wëyal. donc loolu lay utiliser pour maintenant jëmale nit ñi maanaam bu bokkul islam nag jëmale nit ñi maanaam ci moom li mu bëgg. donc ñun leadership dëgg fi mu ne nii dafa manqué ci jamono leadership boo xam ne maanaam dafay nekk leader nii mais spirituellement aussi dafay nekk koo xam ne am na kàttan boo xam ne dafay mën a impacter maintenant nit ñi muy nit maanaam yi nga xam ne maanaam ñoo nekk autour de moom. donc da ngay gis ne aussi maanaam beneen xëy na leneen loo xam ne maanaam ci wàllu problème bi nga xam ne bu ñu indee problème bi rek maanaam daanaka di nga gis ne solution bi tamit di nga gis ne solution li ñu war a def pour mën a saafara loolu. parce que boo xoolee aussi beneen problème bu ñu am maanaam ci wàllu terrorisme mooy ignorance maanaam da ngay gis ne ignorance dafa nekk loo xam ne maanaam dafay nekk ci dara te xamoo ko maanaam dafay indi léeg-léeg ay écart yu bëri maanaam nit ki buy wàcc yoon du ci bàyyi xel te tamit bu nit ki xamul maanaam nit mun nañ ko jëmee fu nekk. loolu dañuy gis ne maanaam ignorance boobu noonu dafa nekk loo xam ne maanaam lu am wàll la ci ñuy lëkkale islam ak yenn yi ndaxte ignorance ci ñaari wàll benn bi moom mooy ignorance boo maanaam nit ki xamul sax diine maanaam li nga ko wax rek la xam. beneen bi tam moom mooy ki nga xam ne maanaam jàng na diineem waaye amu ci ab dégg te loolu tamit mooy tamit loo xam ne lu xaw a doy waar ndaxte nit léeg-léeg mun na jàng diineem mun na la indil ay xadis waaye dañuy gis ne compréhension maanaam am na xam-xam bi waaye déggu ko maanaam te loolu noonu dafa bëri ci jamono ji maanaam da ngay gis ne maanaam dafa bëri ci jamono ji boo seetee xëy na damay jël ay exemple extrême mais à notre niveau rek léeg-léeg mun na gis koo xam ne maanaam mun na la tari ay ak yooyu mais boo gisee jikkoom di nga gis ne kii da jéemul gisul sax maanaam ne lii yëpp muy def yëpp wala lii yëpp muy jàng yëpp maanaam xamul ne meññet bi maanaam jikko ju rafet la war a doon te boo gisee ne moom farluwu ci di nga gis ne kii de jàng na waaye amul dégg ci li mu jàng te boo seetee tamit delluwaat maintenant ci premier point bi ma wax maanaam boo amee leader religieux bu mat li mu doon daf lay jox compréhension l'islam maanaam daf lay déggloo dëggi lan mooy l'islam de ce fait yow da ngay gis ne maanaam doon dégg boobu lay def ci yow nga xam ne boo demee sax commencé maintenant boo xamoon si diine commencé di ko gëstu vu que dégg bi roof nañ la ko ba pare da ngay gis ne yow booy lire alxuraan ak dégg bi nga ciy am day gën a xóot da ngay gaaw a comprendre maanaam xadis boo gis wala alxuraan boobu li tax parce que dégg bi dañ la koo roof ba pare moo tax am leader yu mat leader dafa nekk lu am solo maanaam ci suñu diine ji donc léegi boo seetee ci toujours rek di wax maanaam dégâts yi mu mën a def nit ki maanaam jàng diineem te déggu ko boo xoolee dégâts yi mën a def boo seetee te jubluwuñ ci critiquer maanaam benn kii wak yooyu mais dañuy xool histoire rek xool li xew def ci analyse te comparer ko ak ñun ni ñu déggee maanaam diine boo seetee
am na secte yu ñuy wax xawaarij yi ñoom maanaam li ci yéeme mooy ñoom boo leen gisee dañuy am marque julli maanaam ci seen jëy dañuy fanaanee guddi di naafila dañuy woor saa su ne te ñu ci bëri ci ñoom mën nañ alxuraan nga gis ne ñoom maanaam boo gisee ni ñuy doxee da nga koy xemmeem lool ba tax na mbooloo mu dul jeex maanaam topp leen ñooñu nag moo am imaam Tabari daal ci bind benn livre bu ñuy wax at taarix daal di ci melal ñoom ni ñuy def mu ci wax ne ñoom dañu dem ci benn village boobu ñu ñëw jàpp benn soxna ak waajuram bi maanaam ku mag la léegi soxna si naan leen baal leen sama waajur maanaam taxte ñooñu noonu maanaam déggin bi ñu am ci diine bokkul ak xawaari ci ñoom dégg bi ñu am ci diine maanaam léegi ñu jàpp leen léegi ba ñëwee ci village boobu conquérir village jàpp leen soxna si parce que imam dafa indi anecdote boobu noonu pour rek nga ngeen xool ngeen gis maanaam violence maanaam li mu doyee waar boo amul dégg ci li ngay jàng te donte yaa ngi jëfe nag maanaam ñu ñëw xale bi ne leen man de maanaam kii de sama waajur la te mag la baal leen ko mu ne man mii xale laa jotumaa def dara lu ñaaw ci àdduna jéggal leen ma lan laa def ci lu bon waaye teewul dañ ko rey waajuram daggate leen te ñooñu def ko ñi ngi boo leen gisee da nga leen di xemmeem ci seen jëfin donc nga gis ne ñoom ñi ngi jëfe amuñu dégg ci li ñuy def amuñu compréhension ci li ñuy def beneen exemple bi nga xam ne tamit dafa xaw a doy waar tamit mooy am na benn fatwa bu siiw xëy na di ngeen ko mën a xool ci internet bu ñuy wax naan le fatwa de Mardin benn dëkk la dëkk boo xam ne maanaam ay muslim ay jullit dañ fa dëkkoon boole bokk dëkk ay juif dëkk fa chrétien ñoo ñëpp boole dëkkandoo ci dëkk boobu ñuy wax Mardin à un moment donné kii mongol yi daal di ñëw conquérir dëkk bi ci seen expansion ñu ñëw conquérir dëkk bi ba ñu conquérir dëkk bi nag ñu jël benn leader boo xam ne musulman la ñu teg ko ci boppu dëkk ba donte nag ci seen waaw la doon wuyoo léegi nag moom benn borom xam-xam bu tudd Ibnu Taymiya léegi nag ñu laaj ko ne ko pour mu àddu ci maanaam nan lañ war a traité maanaam jullit yooyu noonu maanaam ñi nga xam ne nekkuñu ay jullit te dëkk ci dëkk boobu maanaam nan lañ leen war a àtte léegi Ibnu Taymiya daal di bind benn fatwa ci ñoom ci wàllu situation boobu ñu tuddee ko fatwa de Mardin léegi fatwa de Mardin boobu noonu moom la kii li ñuy wax naan parce que boo seetee histoire Égypte dafa am dañu amoon benn njiit bu tuddoon Anwar Sadat dañ ko assassiné li ki ko assassiné benn borom xam-xam boo xam ne philosophe ma vision extrémiste la bu tuddoon Abdussalam al-Faraj moom kenn ci kuréel bu muy jiite moom moo assassiné Anwar Sadat léegi kooku noonu Abdussalam al-Faraj moom fi mu teg maanaam dalil bi muy utiliser pour justifier assassinat boobu mooy fatwa Mardin boobu Ben Laden nga xam ne moom fatwaatam bi mu utiliser pour mën a justifier ay attaques yi mu def ci États-Unis mooy fatwa Mardin boobu léegi fatwa Mardin boobu nag moo am benn borom xam-xam bu tudd Cheikh Abdallah bin Baya mu ñëw ñu def benn conférence mu xool fatwa bi mu ne fatwa bi daal am na problème gars yi ne ko parce que Ibnu Taymiya cheikh al islam la ko gars yi di woowee ne ko cheikh al islam moom munoo changer fatwa bi mun nga discuter nag ci ni nga ko gisee mais fatwa bi ci boppam munoo ko changer mu ne fatwa bi daal am na problème ndaxte balaaga bi maanaam grammaire bi am na problème ni ñu ko bindee nii mu am ci xel ñaar daal léegi ba mu delluwee dëkkam mu commencé def ay recherche ci fatwa boobu di def ay recherche ba dem ba xam ne que ne ancienne copie bi gën a ancien ci fatwa de origine copie bi gën a ancien bi ñu am mi ngi nekk ci benn bibliothèque bu nekk Damas Syrie mu fexe ba jot copie boobu léegi bu mu jëlee copie boobu mu comparé copie boobu ak
fatwa bi nga xam ne moo siiwlee ci jamono ji mu gis que ne en fait dafa am ay modification c'était pas fatwa original bi ak bi gars yi utilisé sukkandiku seen décision bokkul. donc nga gis ne kon ñii nii ñi ngi dem jël maanaam justifier seen ay organisation internationale di rey ay nit ci benn fatwa boo xam ne bañ ko doon copier dañ cee def erreur. donc nga xam ne donc dafa nekk lu doy waar loo xam ne maanaam ay nit dañuy jug di am ay di am ay gis-gis ci diine sans avoir une compréhension mais di dugal nit ñi wala di gëmloo ay nit yu bare di leen maanaam di leen def lavage de cerveau di leen jubal ci ay actes de violence yoo xam ne lépp lu dul ñàkk compréhension de diine rek. donc da ngay gis ne donc ignorance dafa nekk loo xam ne maanaam dafa nekk lu am cër loo xam ne maanaam ci mbir mi maanaam ñàkk xam maanaam sa diine. da ngay gis ne ma bi indi rek benn xissa boo xam ne maanaam dafa am parce que jamono ji internet maanaam xam sa diine base yi yomb na ndaxte mun nga dem internet xool jàng waaye dafa am léeg-léeg ay risques yoo xam ne dafa ànd ak loolu maanaam léeg-léeg ñun maanaam ki la koy jàngal ci internet il faut nga xam loo xam léeg-léeg ban pas-pas la yor wala tamit léeg-léeg yow li ngay lire maanaam ci jël traduction bi français di ko lire yow da nga ko jëlee ci arabe te dañuy wax naan boo traduire rek bàyyi nga dara ci sens bi donc yow traduction arabe traduction maanaam booy lire verset alxuraan yi boo koy lire en version française traduction bi ngay lire c'est pas totalement couvrir wul dëgg maanaam le verset ba wax ak tamit ñàkk maanaam xëy na comprendre maanaam le contexte. donc da ngay gis ne bu ñu delluwaatee maanaam ci exemple anecdote bi ma bëggoon joxe dafa moom benn professeur muy jàngal ay élèves naam ñu doon discuter ci mbir yooyu moom jékki-jékki rek benn élève jékki jug fële ne daal di mentionné benn aaya yooyu nga xam ne terroristes yi dañ koy kii pour jéem a justifier li ñuy def. léegi bu mu mentionné aaya boobu après professeur bi ne ko waa léegi wax ma aaya bi ko jiitu xamu ko mu ne waaw wax ma aaya bi ko toog xamu ko mu ne ko lan ngay liggéey mu ne ko mécanicien la mu ne ko yemal ci say oto. ndaxte mbir mi maanaam léegi-léegi dañuy taxaw nii di sànni aaya yi yow xamoo contexte bi aaya bi nu mu demee xamoo aaya bi ko topp fan la nekk ci alxuraan ban place la nekk aaya bi ko jiitu lan la aaya bi ko weesu bi ci topp lan la maanaam compte asbaabu nuzul yi ci nekk yépp xamoo ko tàmbalee nag maanaam di àtte loolu dafa nekk ci lu xaw a doy waar maanaam ci suñu jamono ji maanaam ku nekk rek maanaam yow islam na nga ko déggee yow ku nekk daal am na sa lislaam bu bopp yow daal boo liiree say traduction en français xam nga déglu kee jékki-jékki yow finalement am nga sa vision te vision boobu noonu mooy li wér. donc loolu tamit dafa nekk benn danger boo xam ne maanaam ci umma islamique bi loo xam ne war nañ ko seetaat lool te dafay indi maintenant ay problèmes yu bare maanaam beneen aspect boo xam ne te bii nii ñun ñii jullit ñi ñun ñoo war a maanaam éveiller conscience yi maanaam éveiller conscience parce que géopolitique. bismillah li nga doon wax lay seede rek maanaam daa am ay kàddu yu ma ci bëgg a kii rek ci lim doon wax maanaam fatwa boobu nga xam ne bañ ko vérifier dafa am luñ ci soppi nga xam ne jamono ji ñu toll bari na ay téere yoo xam ne dañ ko bindaat te téere yi même titre bi lay doon waaye dañ koy soppi génne ci ay mbir dugal ci ay yeneen mbir da ngay gis ba taay ñu yónnee la xadis ne la xadis bi mu ngi sosoo si masalan sunan Tirmisi corrigé par diw sàngam wala ci mu warta corrigé par kii wala ci leneen corrigé par kii corrigé yooyu nag même téere yi lay doon waaye dindi nañ ci lu bari dugalaat ci lu bari kon bu ñuy jàngit niñ koy defee fii ci réew mi nga dem nga tërallu ci ku ko mat dafa am solo waaye bul jàng mën a lire rek nu mu ko waxee traduction wala nga jàng luxa arab mën a lire rek gis ay téere rek di lire jàpp loolu da nga gis téere yaakaar ne téere bii la fekk la borom bindoon nekkatu ci kon loolu lu am solo la te mu ngi bari ci jamono ji risque bi ci nekk mooy dinañ dem ba gis téere authentique ya original day jafe
xam ndax jullit ñi yëg nañ ko wala déet ndax loolu man ba ma ci njëkkee bàyyi xel mooy biñ nekkee Burkina di jàng dañ daan def buñ jullee timis day am ku ñëw jàng ay aaya fàttali ak ay hadis am bés am ku ñëw téere bi ñu doon jàngee mu ne téere bi daa am yu ci dëng ak yooyu ne diw mu ngi koy jubbanti mu ngi koy bindaat boobu nag man laaj tàmbalee bàyyi xel ndax ki bind téere mu nekk lu wér nga ñëw yow am sa yeneen pas-pas am sañ-sañu jël téere boobu bindaat ko génnee ci ay mbir dugal ci yeneen te loolu yemaluñ ko ci yooyu dañ ko def ci bare kon yooyu jullit ñi war nañ ci bàyyi seen xel bañ a liir rek jël loolu pasoo ko di dem ci ñu am xam-xam dëgg-dëgg ñu leen tërala loolu laa ci bëggoon kii ci lu mu doon wax noonu ngir dëggal ko rek ci jéegul jërëjëf waay jërëjëf ci contribution bi maanaam kon bu ñuy continuer maanaam boo seetee am na beneen boo xam ne lu jara tamit bàyyi xel la te ñooñu tamit dañu bokk lool ci le fait que nit ñi jàpp ne maanaam islam di ko lëkkaleeg terrorisme ñooñu dañ ci am responsabilité muy maanaam géopolitique loolu noonu te loolu noonu lu mat a teey la te maanaam bu ñuy lire actualité wala bu ñuy xool mbir yi maanaam ni ñu koy jàngatee nañ ciy tey léeg-léeg parce que gars yi lii xew ci suuf duñ ko dee wax ndaxte dafa am benn waay bu tudd Robert Dreyfus mi ngi bind benn livre bu tudd The Devil's Game xëy na boo ko doon traduire xaw ma nag traduire nañ ko en français mais The Devil's Game moom mooy le jeu du diable boo ko doon traduire en français léegi The Devil's Game boobu da ci doon wone maanaam puissance étrangère yi maanaam parce que nit ñi daan boobu bu ma nee puissance étrangère je dis l'Occident séparé ko de maanaam du ma ci boole soviétique yi maanaam ba ñu maanaam pays arabe yi nga xam ne maanaam dañoo jege woon soviétique yi léegi ñoom en fait dañu commencé woon maintenant di financer te loolu moom waa ji moo ko fay ak téere de ñoom ñoo doon financer occidentaux yi ñoo doon financer maintenant des mouvements fondamentalistes pour que à des fins politiques pour que ñu mën a jàmmarloo ñi nga xam ne maanaam ils se rapprochent dëkk yi nga xam ne leaders yi dañoo rapproché wu des soviétiques donc dañuy gis ne donc ñoom mouvement yooyu noonu ci ñi leen dooleel ci ay wàllu alal maanaam ñoom ci lañ bokk ba pare tamit li tax ñu sababoon tamit mouvement yooyu commencé di jug parce que l'islam dafa mës a nekk benn religion maanaam bu religion de paix te di nga ko seet di nga ko gis ci boo xoolee maanaam am na ay minorités ñuy tudd les yazidis yooyu noonu maanaam dañu ne sax ñoom chrétiens yi ñoom ni ñuy jaamoo maanaam yazidi yi ak yàgg nañ dëkk maanaam li ñuy wax Syrie en cohabitation parfaite ak jullit yi mais dañuy gis ne ba état islamique ñëwee dañu commencé maintenant di rey yazidi yooyu noonu te ñoom te ñii nii depuis des siècles ñi ngi dëkk en bonne conformité ak ñi sans problème kon nga xam ne kon islam ñoom mouvement fondamentaliste dañ leen may doole ba ñuy ñëw di def loo xam ne mëstam parce que si l'islam était vraiment une religion maanaam de violence kon naruñu woon dëkk ak ñooñu noonu pendant ay centaines d'années même boo xoolee coptes yi nekk Égypte yàgg nañ Europe yàgg nañ Égypte donc te ñëpp di dëkk ci jàmm mais bu amee ay mouvement yi nga xam ne ñëw nañ maintenant nag di attaquer ñooñu nga xam ne que ne yenwul maanaa sax maanaam ñu naan ñii religion bii nii dafa mës a violent parce que bu violent kon ñooñu duñu fa nekk di dëkk ñii ay centaines d'années donc boo xoolee ne ñoom dañuy indi tamit occidentaux yi maanaam dañuy financer ñooñu mouvement yi di leen jox alal di leen dooleel ngir ñu mën a contre maanaam yenn maanaam leaders yi nga xam ne bokk ñoo du ñu servir ñoom seen intérêt ba ci sax léeg-léeg ba ñu demee ñoom sax demoon nañ ba maanaam di financer tamit li ñuy wax naan avec les contrats pétroliers ba maanaam avant maanaam ci contrat pétrolier maanaam di jox xaalis gars yi pour financer maintenant la diffusion de certaines littératures maanaam ci àdduna bi moo tax Sénégal da ngay gis ne wala dëkk yëpp sax léegi littérature yu ne maanaam
yoo xam ne façon jàngale yu ne livre yooyu boo ko bëggoon di nga ko am fi loolu ñoo nekk ci ginnaaw loolu financer maintenant diffusion de genre littérature yooyu nga xam ne Sénégal ñun islam non violent bi ñu fi doon dund léegi am na téere yoo xam ne ñi ngi fiy dugg am na ay genre waxtaan wala genre kii yoo xam ne ñi ngi fiy dugg te loolu noonu du lenn du xaalis yi nekk derrière di leen financer di financer genre expansion boobu donc dafa nekk loo xam ne lu jar a tamit bàyyi xel la bu ñuy jéem a càmbar maanaam lu tax nit ñi am benn perception bu négative ci l'islam te di ko mëngaleeg terroriste donc aspect géopolitique boobu dafa nekk maintenant lu xaw a lu jar a bàyyi xel parce que ñooñu tamit ñi leen tax a jug maanaam enseignement soufi bi nga xam ne c'est non violent ñoom dafa bokk ci li nga xam ne dañ koo jugal donc loolu noonu lu maanaam lu jar a bàyyi xel la te xëy na avant dernier point bi may wax rek mooy ne am na tamit li ñuy wax naan la peur de l'islam mbir mi gars yi fi mu ne nii wax dëgg am na benn élite boo xam ne dañu ragal l'islam parce que dañu ragal l'islam mooy maanaam da ngay gis ne ñoom fi mu ne nii àdduna parce que am na sax benn waaye boo xam ne moom xëy na junjunu expliqué na ko bu baax bi ngi tudd ama ñetti nit la dañu bind benn livre boo xam ne dafa tudd confronting fascisme mooy confronter le fascisme daf ci expliquer en fait mu ne néocolonialisme ak globalisation dañoo indi benn genre vide spirituel boo xam ne fi mu ne nii dafa am ci àdduna benn genre vide spirituel fi mu ne nii moo am ci àdduna bi ndaxte boo xoolee ñaari kii yooyu moo amoon ñaari système yooyu communisme ak capitalisme ñuy xeex di xeex ba 90 communisme daan capitalisme daal di jël la relève comme capitalisme nekk moyen système bi nga xam ne moom la àdduna bi di doxee léegi ba ñu yóbbaale ñun ñii sax maanaam ci dëkk yu amul dara léegi mu ne capitalisme boobu nag ak globalisation bi ci toftal maanaam dafa indi benn genre vide spirituel parce que nit ñaara ko séq nit dafa am aspect maanaam côté corps maanaam matériel waaye bu am wàll ci moom waaye tamit dafa am benn côté spirituel tam bu am wàll ci moom mais matérialisation bi à outrance fi mu ne nii moo dem ba léegi nit ñi maanaam dañoo vide spirituel boobu seen ruux maintenant dafay commencer siisu di seetaat parce que fi mu ne nii dañu dem ba le capitalisme maintenant commence à montrer ses faiblesses maanaam parce que système suñu borom rek moo parfait beneen système bu ñu fi indi rek am na ay faiblesses bu demee ba à un moment donné bu ñu demee rek dañuy dem ba gis ne lii am na ay faiblesses te fi mu ne nii capitalisme ci boppam dafa commencé am dafa commencé wane ay faiblesses am te boo seetee li koy man mooy nit ñi fi mu ne nii commencé nañ yeewu gis na que ne mais système bii nii ñuy dox ñuy dund wala ñu ñuy imposer doxul pour ñun te nit yooyu nag fi mu ne nii ñi ngi commencé maintenant di ko réaliser en masse mu am benn masse critique boo xam ne toll nañ fa ba dinañ mën a maintenant changer les choses moo tax léegi da ngay gis ci àdduna bi boo tàmbalee sax Sénégal Sénégal xëy na ci exemple bu ndaw boo tàmbalee Sénégal nga gis ne ki falu léegi bokku woon ci ñaari parti yu mag yi boo demee France ki falu maanaam kooku moom parti am da ko créé juste en 1 an à peu près mu ñëw gagné ba ñaari parti yi fa masoon na nekk yi mag demuñu sax deuxième tour nga dem États-Unis nga gis ñu jël koo xam ne musta politique musta falu sax ñu fal ko nga dem Angleterre tamit noonu parce que nit ñi fi mu ne nii système capitalisme marchétul pour ñoom dañ ko démystifier te léegi fi mu ne nii ils sont prêts à essayer n'importe qui ku ñëw ku bees rek ñu ne xëy na yow nga changer mbir yi te li ci gën a doy waar li ci triste ils sont même prêts à essayer les extrêmes parce que dañu xam que ne fi mu ne nii la chose ne marche plus pour ñoom donc nga gis ne nit ñi nag ñi commencé maintenant di yeewu seen ruux yi di siisu ñuy wuti maintenant vide spirituel boobu di automatiquement la nature comble le vide ñuy ñëwaat ci ñu seen ruux yi di siisu di combler vide spirituel boobu ñuy seet maintenant lan mooy li bees koo xam ne mën na indi idée yu bees wala pour mën a changer suñu dund bi parce que lii ni exploitation la mais c'est juste que dafa subtil duñ ko gis mais ñoom ñu ngi koy commencé gis beneen côté bi li tax ñu tiit dëgg mooy élite boobu noonu di manipuler gars yi dañu gis ne islam en fait li nit ñi di wër nii di wut islam am na réponse yooyu fi mu ne nii islam mi mu ne nii mën na tontu maanaam nit ñi li leen naqari ci organisation sociale bi islam am na réponse li leen naqari ci modèle économique bi islam am na réponse li leen naqari maanaam ci seen dundin maanaam islam am na réponse mais vu que
minorité boobu noonu dañu comprendre majorité bi xam nañ que ne fi mu ne nii nit ñi yëg nañ ne maanaam dañu bëgg lu bees dañu bëgg leneen parce que lii mënatut a nekk ñoom nag ñu commencé di attaquer l'islam di yàq der bi di pour won rek leneen nit ñi dëgg la war ngeen seet leneen de waaye xam leen ne moom bu leen xool l'islam ndaxte loolu moom nekkul solution bi moo tax ñu naan bu leen xool moo tax ñuy attaquer l'islam parce que bëgguñu sax nit ñi considérer ne mais islam pourtant mun na nekk réponse bi te donc beneen donc dañuy gis ne ñoom maanaam ma joxe rek benn misaal bu gàtt ne maanaam ci li wane ne maanaam maa ngi jéegul bu baax mais ñi ngi kii mais di wane misaal bu gàtt ci ni nit ñi ñoom ni ñu ragalee l'islam wala ñaar ne da ngay gis ne benn jour damaa demoon di dëkk bu ñu Allemagne ci benn village ville bu ndaw nga gis ne ville boobu boo fa demee naam Europe moom maanaam boo fa demee daanaka tu n'es pas perdu li ñuy wax naan tu n'es pas perdu mooy standardu capitalisme yëpp mi ngi fa boo demee McDonald bi di nga ko fa gis Foot Locker bi di nga ko fa gis mooy ñi maanaam boo demee ci supermarché yi sax ni ñu bindee supermarché yi pareil banques yi pareil maanaam da ngay gis ne kon man mi dëkk Angleterre dem foofu j'étais pas perdu mooy ne te boo demoon tamit France ce sera pareil te nga gis ne ba ma taalee télé tamit di xool émission yi c'était pareil maanaam c'est juste que allemand rek lañ koy làkk maanaam émission yooyu ngay gisaat en France aux États-Unis émission yi ngay gisaat en France émission yooyu ngay gisaat en Angleterre nga gis ne kon adduna bi fi mu ne nii amoon na groupe boo xam ne ñoom sonn nañ lool pour que adduna bi maintenant maasale di gisandoo benn gisin di waxandoo benn waxin di dundandoo benn dundin mu dëppoo ak capitalisme nga xam ne dañ ko def mu transpercer société bi ba egg sax ba ci ville yu ndaw yooyu. après nag fi ma gisee ni ñii lii moo tax ñu tiit l'islam mooy ba ma demee foofu noonu amoon na benn soxna bu doon jaay ci benn restaurant soxna si jullit la ba ma ñëwee rek maanaam gis ko mu muuru rek automatiquement dinaa xam ne kii lekk mun naa ko lekk dinaa xam ne kii nii donte xaw ma ko d'origine turque la sax yaakaar naa donte xaw ma ko waaye xam naa ne ñoo bokk gis-gis ci ni ñuy dundee ñoo bokk gis-gis te ñu war a solo ñoo bokk gis-gis te ñu war a yaree suñuy ay doom ñoo bokk gis-gis ci ni ñu war a maanaam doxalee suñu dundin ci solo ci lépp donc dañuy gis ne ñoom ñi ngi sonn def ay milliards pour que nit ñi maanaam am déggoo boobu noonu di influencer di yàq ay régime fii pour que nit ñi am dégg mais ñi ngi gis ne en face am na beneen groupe de nit ñoo xam ne ñii ñoo bokk li ñu gis lépp te lenn moo leen boole muy l'islam donc dañuy gis ne te loolu noonu c'est transnational maanaam yow jullit bi nekk Chine nag boo koy gis rek mun ngeen dëkk mun ngeen jëflante parce que xam ngeen ne yéen a bokk nooy xalaate ñoom ñu gis ne mais ñun pour ñu arriver résultat bi il a fallu que ñu sonn dépenser ay milliards yàq ay régime ñu blanc fii ba ñu am lii mais ñu gis ne am na beneen force boo xam ne ñoom defuñu loolu yëpp mais ñu ngi koy am donc léegi ñu gis ne kon lii mooy force bi nga xam ne am na lenn lu nekk ci ginnaaw loo xam ne mooy boole ñii ñëpp te loolu noonu maanaam il faut que ñu jëm parce que mooy seule force bi nga xam ne moom moo mën a def li ñu def te gisuñu kenn nekk ci ginnaaw te ñoom ñëpp li ñuy tuddoo mooy l'islam te beneen bi may ci misaal bu gàtt rek mooy liggéeyukaay ba maanaam fi mu am na benn barab bu ma doon liggéey moom foofu jullit yi dañuy daje dañuy naan ñiy jullit bu ñu dañuy chaque vendredi dañuy daje àndandoo ñëpp julli ji jumaa jël benn oto wala ñaari oto àndandoo ñu ñëpp dal julli jumaa ñibbiseendoo te ñun groupe jumaa bi ñu àndi julli jeendoo man jóge naa Afrique am na koo xam ne tubaab la am na koo xam ne maanaam pakistanais la d'origine mais Angleterre la màggee am na koo xam ne nigérian la am na koo xam ne tamit Inde la jóge may leen ñu doon waxtaan may leen en fait nit ñi lii moo tax ñu ragal l'islam ndaxte ñun ñi ku nekk suñuy maam xëy na sax mosuñoo daje waaye xoolal ni ñu mënee ànd rek maanaam ñun ñii di yëkkateendoo di tegandoo lu dul rek parce que jullit lañ rek mun nañ def te ko ñoom loolu lii moo tax ñu ragal diine l'islam donc dañuy gis ne donc am na ay vraiment ñoom li ñu wax naam la peur ci seen côté la nekk donc te ñooñu xam nañ bu baax maanaam li l'islam représenté ci maanaam pouvoir changer dëkk changer àdduna te donc sama dernier point nag moom mooy maanaam te dafa lëkkaloog bii tuuti mooy y a vraiment une délibéré maanaam gars yi dañuy vraiment dañuy
y a une tentative délibérée de maintenant vraiment changer gis-gisu nit ñi ci diine l'islam à travers les médias loolu noonu da ngay gis ne maanaam yow jullit jeune da ngay yeewu yow dans ta tête sax dañ lay dem ba gëmloo ne la yow bu ñu la nee l'islam rek looy xalaat charia rek nga xalaat rey nit dagg loxo mooy njëkk a ñëw sa xel mooy gars yi formaté nañ la yow dans ta yow sans que nga yëg ko que yow dem ba yow sa wàll yow mii di jullit sax waroon di défendre charia yow sa wàllu bopp sax bu ñu ko naroon appliqué yaay commencé tiit muy loo xam ne lu yéeme te da ngay gis ne tamit te lii may wax ni Obama moo ko wax Obama mu ne lii kii maanaam pneu yi nga xam ne pompé wuñ ko bu baax li muy rey ci nit États-Unis mat na environ 15000 personnes par at 15000 personnes ñooy dee ci accident yi nga xam ne li ko causé mooy pneu yi nga xam ne pompé wuñ ko bu baax mais terrorisme ci àdduna bi reyul 15000 personnes te kenn ku tudd Mohamed bu génnee fee yor jaasi rek àdduna bi yëpp wax ko mais problème alors que accident yi mel noonu nga xam ne pneu yi pompé wu bu baax ñoo ëpp fuuf li ñuy rey terrorisme par at kenn du ko wax alcoolisme li muy rey nit moo ëpp fuuf terrorisme kenn du ko wax ma ne drogue li muy rey fuuf moo ëpp fuuf terrorisme kenn du ko wax drogue li muy li ñuy wax gën violence mooy ñi nga xam ne nit ñi dañu faat seen bakkan ci ay arme de feu moo ëpp fuuf li muy rey terrorisme te kenn du ko wax boo demoon France par exemple accident de voiture yi ñoo ëpp fuuf li ñuy rey terrorisme te kenn du ko wax donc da ngay gis ne y a une volonté délibérée de exagérer maanaam ñiy def affaire terrorisme te ñooñu noonu matuñu sax 1% ci jullit ñi 1 milliard la mais ñi def matuñu sax est-ce que mat nañ sax 0,5% donc da ngay gis ne dañuy bëgg di exagérer mbir yi te demeewul noonu te donc loolu noonu dafa nekk loo xam ne lu jara tamit bàyyi xel la te ñun ñi jullit ñi nag waruñu xaar maanaam gars yi changer seen démarche parce que duñ ko changer géopolitique bii nii duñ ko changer ay affaire utiliser médias yi pour contre l'islam duñ ko changer ñun ñii jullit ñi nag ñun ñoo war a jëlaat suñu destin en main daal di fexe maanaam ñoom ni ñu amee fit wala fulla di contre l'islam ñun tam ñuy li ci mel ni Maoul Hayaat communication li ci mel ni li ñuy liggéey nii lu am solo la maanaam dafa bokk ci xeex bi nga xam ne maanaam pour tamit éveiller les consciences parce que mbir mi yëpp ci conscience yi la pour éveiller les consciences wax leen que ne l'islam du li gars yi di wax mais leneen la loo xam ne lu sell la lu baax la te lu mën a répondre aux exigences de maanaam de jamono ji. sama dernier mot de conclusion rek moom mooy maanaam ci ñun ñii man ab soññe la ci man dama jàpp ne maanaam suñ sang bu tedd bi ñu àndal moom defar parce que waxtaan yi nii ñu fi waxtaan xëy na bu ñu ko doon waxtaanee feneen ak ci yeneen jataay ñooñu noonu xëy na maanaam dañuy ñëw rek dégg ko ni lii de c'est bien pour suñu culture waaye man dama jàpp ne ñun on doit avoir une toute autre lecture de la situation bi ñu ci war a man ci li ma jàpp dafa war a méngoo ak lecture bi ci suñu sang bu tedd bi am parce que sang bu tedd bi ñëwul pour rek defar Sénégal moom dafa ñëw pour justement régler problème yii le fait que ñu naan islam ak terrorisme donc moom yitteem passé na rek régler problème Sénégal wala régler problème Afrique déedéet adduna bi la ñëw pour defar donc loolu noonu ñun ñii ànd ak moom aussi ñun lii nii wala problème yi ñu fiy discuter yëpp dañ ko war a xool comme si lan mooy suñu responsabilité ñun ñi pour changer lii pas juste affaire daal nii la mel ñu ciy discuter actualité nañ ci ba mais ñun suñu wàllu bopp comme suñu maanaam ki nekk suñu kanam moom changer lii ci bopp à l'échelle mondiale moo ko tax a jóg donc ñun tamit suñu wàllu bopp nan la ñuy mën a def maanaam ci problème yi ñu fi soulever yëpp ba teg dara loo xam ne maanaam ànd ceeg suñu sang bi te am itte vraiment changer perception boobu bi ci nit ñi am. donc maa ngi jégalu bu baax xaw naa xaabaabal lool sax ngeen baal ma ak xanaa xaw ma na ñu tënk ci anglais wala ñu kii parce que xaw naa def presque une heure de temps donc waaw incha allah xam naa anglais dañuy def benn vidéo séparée daal di tënkaat points yi nii
maanaam en anglais parce que xam naa ne moom comme déjà presque 1 heure de temps def nañ ko maanaam mën nañ ko yemale foofu incha allah ñu def benn vidéo séparée mun ko def tënk point en anglais maa ngi jégalu bu baax ci xaabaabal bi te li ci juum maa ngi ciy tub bu baax a baax ngeen jégal bu baax te tamit lu ma ci juum rek après ngeen wax ma rectifier ma comme ça ma bàyyi ci xel beneen yoon jërëjëf waay asalaamaaleykum. jërëjëf Serigne Mame Cheikh Diagne kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey di wàllu terrorisme ak l'islam Serigne Mame Cheikh waxtaane na ko ci gën nga reftale anam teg na ko ci xam-xam ak gëstu xëy na olof bi moo leerul trop waaye li mu bëgg a wax yëpp dégg nañ ko te xam naa sa oustaz di Serigne Moussa Traoré mi ngi si jataay bi bég na ndax lépp tege na ci xam-xam ak ci yoon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm tey ñaan at mu jot ñu ànd ko te lépp dëppoo ak ngërëmal sunu borom mbokk yi sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen ñu ngi leen di dig daje incha allah ci beneen jataay fii ci Manaarul Huda asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.